mi ngi noonu mbokki bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan te ñëw seet si xale seet si champion jógee nag ci tàkkusaan gu mag nekkoon làmb joo xam ne keroog yaakaar naa ne amateur yi kontaan nañ waaye ni mu bëree ci biir bëre bi xam naa ak excès de confiance yaakaar naa mi ngi woon ci lépp làmb ju nekkoon làmb ju neex keroog journée Mouniang production macha allah ñu bàyyi ko mu nuyoo caw guy gi. waaw maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm sama ñaari waajur di sant sama yaay bu baax a baax a baax di sant sama yaay bu baax di ñaanal sama papa fu mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jógee ak papa bu mu fa fekk ak ñoo ko fekk ñëpp ak ñoo ko fekk ñëpp di ñaanal sama boy bi Forman 2 sama nit la di ko ñaanal saa borom xare ko àjjana te seddal suuf ci kawam di sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen wax ne leen Thiaw Gouye Gui moom seen boy la d'accord dimanche def na sortie waaw di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama gaay yëpp gis naa taxawaay bi waaw. tey ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan te miinuñu la tey boo doon wax kan mooy Thiaw Gouye Gui ak Thiaw Gouye Gui la moo ko boole ak làmb. Thiaw Gouye Gui benn boy la bu gëm boppam tarbiyu làmb def ci làmb lu ne Bawol bëri naa fa mbabat ba nii mësuma daanu. xaj na nag jaam ak pexem yàlla ak dogalam ñu def fii première sortie ñàkk ko mais dañuy gën a sant yàlla ndi ay doomu jaambur lañ doon daan di dugg nañ tournoi ba tàyyi yi jël drapeau yu bëree bëri bëri. lan moo la booleeg làmb ji dan loo doonu la wala. non làmb dafa ne sama deret moo yàq sama jàng li yàq sama jàng làmb ci la bokk daa am suñu benn grand bu ñuy wax ambulance bu doon ñëw dëkk ba di bëre ci moom laa gisee làmb benn mbapat mu amoon quoi mu dem noonu ñu doon ay xale yu ndaw jàngi ba wàcc ngoon jot ñu dem seetaan ko foofu laa jëlee amuru lam quoi waaw. jàng nga ban classe. jàng naa ba ay kii rek kalaasu nante yi waaw. mais yaa ngi liir yaa ngi bind. non liir bi tuuti rek waaw. liir bi tuuti bind bi tuuti rek bu njàng mi xóotee ci biir damay woolu de. mais yaa ngi ci lijjanti sa bopp. waaw yenn saa yi moom bu coolee ma jéngu moom liir ko mais bu xóotee ci biir ma woo benn boy bu mel ni Abdoul ne ko missionnel ma lii Abdoul bu Thiaw Gouye Gui waaw. fan nga mbapat. non man bool amul fu ma ci mbapatul waaw. bool gi yëpp foo taxaw ne Thiaw. wala ay tournoi. non combat nommé ñaar laa ci bëri bool même tournoi bëri naa ko fa waaw bool booba bool daj foo taxaw ne Thiaw Gouye Gui xam nañ ko. waaw léegi ñoo xam ne laal nga ci mbapat tey lamb leen bàyyi xel ku si mel ne kan ak kan nga daan leen wala ñu daan la. ñoo kenn kii la kooku mooma fii la côté Saloum bi côté dëkk bu naan Bulel rajaxe waaw mais quart de finale la ma daanee waaw. waaw mais nag lamb mu ngi suñ kanam nde boobaak léegi def na 4 ans waaw. à part rajaxe mi la rajaxe quart de finale yow koo rajaxe. non amul keneen ku ma lii man moom samay morom laa doon bëreel man taamu ma di bëreel di laaj naan kii may bëreel mooy kan kii may bëreel mooy kan xamalan moom ma ñor daan waaw mais ay kii laay bëreel kii ngay bëreel nii yooyu yëpp ay faux la. man nga finalu. finalu naa benn dëkk bu naan Mbomboy ndondol finalu dem naa fa ba demi final. mbabat bi daa mujj yàqu ba nu gaañ fa sama benn boy gaañ bu metti fii côté Bulel demi finalu naa fa waaw côté école Rëbës dem nan fa mbabat bi yàqu mbabatu Boy Kayre fii Boy Kayre bëri naa fa 4 jours 4 mbër moo desoon jour boobu noonu yankaw moo daan bébé jën ci la lam ji yàqu 4 mbër moo des pour naag bi ñu xam fi mu jëm mais après lam ji daa mujjee toj maa ci àndoon ak sama doomu nday Baye Modou Séri Nday Diouf papaay Mam Mor mu ndaw ak général bu double moteur kooku moom mënuma koo fay général bu double moteur bu doon ko nag moom mu ñaaw combat bi ba mu taxawee ba léegi sax lu ma lekk moo ma jox lu ma naan moo ma jox fu ñuy dem ñooy ànd combat bi lim ci ñàkk ëpp na 300 000 dama koy bàyyi ak yàlla mu fayal ma ko di sant Ablaye sama boxeur bi kii mooy laay moo ma yoroon ci box bi waaw. waaw waaw moo ma jàngal box bi waaw kii mooy Abdou
sama lépp la bu ko neexoon mu ne kii booy la sama kii la mais defu ko añ yi regroupement bi añ yi lépp moo ko res xoolal ak leneen loo xam ne mënuñu koo wax ci suuf di sant sama booy yëpp ku ci mel ni Fallou ku ci mel ni Zal Bawol sama doomu ndey la. léegi damaa bëgg ñëw ci làmb ji ñaari combat nga def arène bii mooy sama première sortie waaw. sa première sortie sa diggante. sama digganteeg Zazu Ndiaye waaw. combat bi ginnaaw bi nga ñëwee macha allah ngeen ambiance stade bi mobilisé vraiment keroog xool stade bi xam na rafet na ngeen simee ko dongale bi nga gisee stade. non bi nu ñëwee ci stade bi man stade bu fees bi man bettu ma de man sama waakoñ bu dul dara xam nan man may kan man xamoon naa ne mu jógee mbooloo day jóg. am na mbër yu ñuy fay ay 100 millions mu ñuy jaay 2 bolok laa jaay am ñu dem buntu stade jën billet ndax billet yu jeex yàlla xam na ne Pape Diagne Seras lii nii bu ko dégloo da koy confirmer. mooy sa manager. non nekkul sama ménageur mais mooy sama papa moom mooy jox combat Sewru Fall mooy sama ménageur mais Pape Diagne Seras nee na ma maay sa papa saa boo bëggee combat ma jox la. jouru stade la ma fekk ma ñàkk mu ne ma boo paree suba ñëwal sama place ma joxaat la combat nii ma jógee nii fa laa jëm xam nga ne loolu ndaanaan rek lañ koy defal ak ku am loo wane ak ku yóbbu mbooloo man daa am mbooloo mu topp sama ginnaaw d'accord jóge naa ci sorti ñàkk mais sorti bi. combat maa bëgg nga analyse arbitre bi sifflé nga commentaire combat bi. non arbitre bi daa soufflé Zazu maayu ma ko li naan round d'observation sax amu ci loxo yi sax balancé wul ne dañu daje mu ne ma tapet nga yow yoroo kanamu mbër kanamu jaaytaar nga yor ma ne ko loolu moom agagun ca mbër meeg ki doonul mbër bu loxo arbitre bi wàccee dañ ci xam dara bi loxo arbitre bi wàccee jour boobu xoolal daa mel ni ay bom la ñuy wàccee ci kawam moom pour moom mënuma ko teg lool bi lam ji jeexee ci plateau bi daa ñëw ne ma teg nga ma lu ma góor masul teg ma ne ko dama laa mooy te wallaay dama ko mooy li sama doomu ndey wax sax Zal Bawol dóor mu dee dina am ci lam ji dimanche la naroon na am waaw dimanche Zazu Ndiaye dimanche sapeur ko naroon a jëlee. mais pourquoi ni nga xeexee ba pare nga continuer bëgg toppaat xeex. non mais xam nga rek mën naa am kii bi xam nga nit moom am na fooy toll rawatina ci xale bu liggéey am na nu muy demee nii ba yaramam tàng gars yi ci ginnaawam ñoo ko mën a defal mais pas moom doom du gis lu dul rek jeexal làmb ji boobu gisuma lu dul làmb ji jeex loolu rek moo nekkoon sama xel làmb ji jeex te ma dama jàppoon ne ci kawate lay jeexee te wallaay Azim Zazu maa ko dàq bëre bu ñu jàppante woon ba pat nga ne kii du moom. mais boo mënee bëre moom yaa xam naa xeex da lay tardeel te ku nekk xam na ne xeex pour wut buntu la boo ko amee demal. waaw mais xam nga instant yii nii mën nga toog fii ne ma demee fee lan laay def dem fekk programme bi changé ma maaye may jóge sama cumikaay sama grand bi Zal dane ma man duma la conseillé ndeyow sa mën a bëre man waxuma lool mais àdduna yëpp xam nañ ko boo demee defal li nga man ma ne ko ma demee dama koy ji bu at bi suulee dama koy jàpp damay bëreek moom mais dem naa ba foofu li ma kii noonu sax xaw ma yàlla xam ne comprendre ma sax. mu neex rek nga continuer. Zazu dama ko bëggoon a weer yàlla bañ xam nga yàlla bëggul ku weer nit yàlla daa bëgg doomu aadama boo bëggee weer nit rek mu won la boppam te dama ko bëggoon a weer waaw. moo tax bi nga déclenché mu jóge jël. waaw boobu mooy kii def moom am na 3 avertissement bu ne ci xoolal damay wàcc mbaar ko topp ko jiyaar bi mbëri daa bëri ragal de comme li Zal Bawol wax mbëri. mais lamb ji li may wax chaque jour daw ba daanet moo gën daw ba daanu de. non. daw ba daan moo gën daw ba daanu. Zazu moom daw yi mu daw ñëw daan bu ma ko neree daw ñëw daan yàlla naa daanu daw wandi ginnaaw di daw ñu lay daa TikTok bi ak xaj lañ ko monteel xaj bi topp ko muy daw billaahi sama yaay barki Seydina Mohamed ak waxtu wi dama ko woo téléphone barki alxuraan mu ne ma dama laa mere pour lan nga ne fi di xeex di dóor kooku doomu jàmbur la wallaahi
xolam moo rafet ne ma kook doomu jàmbur la pour laan nga ne fi di xeex ak moom di doon ngeen dóorante ñëw lu tee nga ñëw ngeen bëre ku daan baax na wala azim ma ne ko non loolu sport la rek affaire yooyu bu jeexee jeex na non xamuñu lool aussi sama yaay moom kum gis rek day jàpp ne kii mooy doomam moom bëggul luy metti nit quoi billaahi bu baax a baax de passage sunu yaay jooju noonu macha allah léegi ginnaaw bi nga jógee si diggante ak Saasu sa première sortie nga ñàkk ko foo jëm. Ama bu Malika xam nga Fourrière daa am combat mais Ama bu Malika Fourrière Ama bu Malika Fourrière ñooñu ñoo ma gënal boolu ginaar. boolu ginaar neex na de. wallaahi ñoo ma gënal boolu ginaar. boolu ginaar neex na. xama Fourrière xama fan laa ko sippee Fourrière moog Bébé Diène dañu def sorti àdduna di ko coow ma taxaw ne leen Fourrière ma ne waaw ma ne ko dama bëgg a jëflanteeg moom gars yu bëri na ma Fourrière daañu mel lu xotteku te man lu xotteku fii la bujjee ci man moom laay wër yow dimanche seetaan nga ma du xam nga ne Fourrière bu jéngoo sam comme noonu ma sam amateur yi damay ragal ñu bàyyi fa grand combat ba ñibbi de pare dañuy doyal lamb moom man sa caaw guy gi saa bu sampee bu jiyaar ba pare ñu bëri dañuy doyal dañ naan bu fi yemoon mu neex Ama bu Malika moom dafa daan sama benn grand muy njool jamono waaw borom rëbës looloo tax ma sippe ko pour pare pour bëre ak moom waaw loolu rek moo ma ci Ama mais kii moom Fourrière moom maa ko suwaayal sama bopp ndax daa ñu melu métti der la quoi. kee revanche nga bëgg a jëli. kee revanche bi laa bëgg a jëli waaw. waaw non ñun lam kay bu naree xool lu yomb mbaaru sega bi gisoo ni mu seddee bu naree am lu yomb ci lam du ñëw fii toog fii sam ci gaay nii yenn saa yi ñu am fi benn junni yeb suñ poste doo waaw laal sa café Touba di boor a ngi ci suñu wet da lay defaral ba mu baax waaw nga coob mais ba ñu xoolee xam ne lii lam amul lu yomb de ku fi yaakaar lu yomb bu yeboo nga wëri leneen xool yi lu méttee am ci lam ji mais nag daa bëri tapet de daa bëri tapet lii may wax nii Pape Diagne Seras dina ma dégg bu ko déggee dina ne ma dëgg la journée sëñ Modou Niang bi premier combat bi ba spécial bi ki bëri 8e combat bi ni Jamzo numéro 2 jox nañ ko sama avance dama ñibbi mu ñibbi woo Pape Diagne Seras ne ko barki alxuraan bañ premier combat bi ba 8e combat bi amul ku ñu joxul sama avance mu bañ xaj na nag ci Saasu Njaay la ko yàlla noonu foofu la jaare su ma déggee premier combat ba 8e combat. amul ku ci jëlul sama avance bàyyi. muy Jamso muy Ouskara. ñoom ñëpp ñu ngi may dégg ñoom ñëpp amul ku ci jëlul avance bi dem ba ci yàgg woo Pape Diagne Seras Pape Diagne Seras kay lii may wax nii bu ko déggee da koy confirmer waaw. léegi à part tey am na ñoo xamante ne boo leen waxee day jaadu muy ñoo xam ne say morom lan boo leen waxee moom leer na ñi amaate dañu xam ni làmb jaadu la ku si mel ne Kanaka. Jamso moom sax bu bëggee non du ma jël sax ne koo njëkk a jël moom mu bañ yaakaar naa day bañ. sa mbàccum gerte mi keroog yaakaar naa buñ ne kii moo doon dóore moom yaakaar naa say combat am dootu gaaw. kii moom bàyyi naa ko Mara nee na ma dootoo xeex nde booy xeex nii doo am combat Mara mooy Mara grand soq bi la ci ñu yor mystique soq ci la bokk nee na xeex bi da nga koy arrêté nde lam ji daa bëri tapet booy xeex nii doo bëre waaw ma ne ko noo xeex bi bàyyi naa xeex bi carrément léegi damay bëree waaw. léegi yan adversaire yoo xam ne moom ñii moom buñ leen seetsee moom. yi moom buñ leen seetsee kii sekk ndaanaan bi bëri dimanche bëgg na dimanche la bëre mook Ahmed Lagros. Mbengue Mboro. non sekk ndaanaan. non Mbengue Mboro moo bëree Ahmed Lagros Mbengue Mboro moo bëree Ahmed Lagros lundi. waaw bëgg na waaw. sam nga laal de. man luy sama yoon ci caaro yi man bool la sama yoon newul ci caaro yeeg Tëngéej xale laa damay jëflante te man gëm naa ne booy caaro yi bu ci engagé ba jël ma di nga jëflante ba xam ne caaro yeeg bool man rañat liwu ma lool. il est rëb gumba laa damay bay xaw ma
ndiiraan gi ak ëkk bi damay diri di dem yàlla xam na ne. mais nag nu mu tuddati Mbengue mu war a bàyyi ko fi gis ne keroog moo amee la mayu ko sama xalaat. non xam nga Mbengue Mboro est-ce que Mbengue Mboro maag moom dinañ àgg foofu ba mu may mu xalaat wala ñàkk may mu xalaat. combat bi yëpp moom booy heure doon jàmm. yàlla xam na ne maa koy xañ jàmm. benn defe naa am de caat daaw dafa mbëri grand combat bi rek moo fa daan ka. amul problème caatu daaw dafaal moom mu sax bu bëggee ñu sokkorloo ay xale lan man booy bu ndaw la 98 la entraîné naa am naa doole am naa fit mbooloo mu bëri mooy topp sama ginnaaw caatu daaw dafaal li muy dugal esaat laay dugal esaat barki Seydina Mohamed boo bëggee xoolal ci YouTube bi da ngay gis mbooloo mu takku laa yóbbu. du ma ko changé mukk bu ma ko changé xoolal na supporter yi bàyyi maa topp pour lan ma koy changé. léegi ku wax mbër mu la wax jàppal mais ku xool keroog stade bi ni nga ko def xam ne macha allah bool jàpp nañ si waaye fi nga nekk fii macha allah jàpp nañ si ñu bàyyi la nga léegi nga sant gërëm ñi nga xam ne ñooy jàpp si combat. waaw loolu nga wax keroog daa feeñ bool gépp gën nañ jàppale ma rawati sama dëkk maa ngi sant waa bool gépp rawatina ci waa Mbomboy fi ma judoo waa Mbomboy maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax di sant sama jabaru mag bi ku ci mel ni Awa Mbaye mu ngi ci biir fii xam naa boo xam ne damay def interview léegi mu génn Awa Mbaye comme keroog combat bi damaa mujj sax dem fa di ko defal daa jooy ba son maa ngi koy sant bu baax di sant jabaram di sant jëkkëram Modou di sant sama grand Assane Faye sama grand Saliou Faye sama rakk bébé caatu Mbomboy Samba di sant booy bi may àndal booy bi yor sama mystique Mbay Faye ñu naan ko njool di sant sama booy yëpp di sant général bu duwul moteur omo fayam combat bi bu nekk ko nag moom mu ñaaw combat bi lu ci nekk moo def lépp ku ci mel ni commandant Daouda Ngom prési omo fayam ku ci mel ni Ousmane Ndiaye ñoom Ngom ñoom Laat ku ci mel ni Pape Mbaye borom Dakar Plateau mairie Aline Ndoye kooku otom spécial la ñu jox depuis bi combat bi desee 1 mois la ñu jox otom fu ñu neex dem aussi combat bi da ci participer xaalis bu bëri maa ngi koy sant bu baax Pape Mbaye di ko masawu di ko sigi ndigaale jabaram dafa wàññeeku bu yàggul bi combat bi ci kiiyu combat bi jabaram daa wàññeeku mbode ñu ngi koy sigi ndigaale di ko ñaanal sa borom xare ko àjjana bu wér waaw sant naa lépp sant naa waa waañ wi ku ci mel ni Père Saloum Naar ak jigéen ñi ñëpp maay seen jigéen ñi ñëpp bu ma limbee damay juum bàyyi ma waa waañ wi maay sant ñëpp di sant sama supporter yi di sant sama benn boy kooku damaa bëggal boppam Abdoul bu caaw guy gi maa ngi leen di sant dama fa am fi ab mafia bu dëgër vrai muqu Mamoud Dior demonte muy nii ñi ko jiite ci la bokk di sant sama mafia bi port ku ci mel ni Boy Ngom mbër la mais kook bu ma amee journée day mel du mbër maa ngi koy sant bu baax di sant Ngom mécanicien di sant Nday Ami moo may jox ay añ affaire yooyu maa ngi koy sant. cooli revanche Tapha Tine Ama Baldé wala revanche Tapha Tine Lac de Guiers 2. non Tapha Tine Eumeu Sène mooy neex waaw revanche yi pour lan revanche yi te lu nu war a business fi waaw yow loolu neexu la. neex na amateur yëpp Tapha Tine Eumeu Sène neex na amateur yëpp. na taxaw seetaan naa Tapha Tine def na interview nee na pare na Eumeu Sène nee na saa bu yàlla dogalee ñu daje ñu pare ñu leen bëre luñ ciy xaar na promoteurs yi engagé ñu bëre. ñoom ñaar Bombardier leen boole dafa daan Bombardier mu daan Bombardier. noonu la demee nag fii mu tollu ay lay ay nii amatul de Tapha Tine gis kenn ku ne xam nga mook Bombardier fi nu jaar la fa xew gis nga ko Eumeu Sène ñëw daan Bombardier leen boole war na nu mën a jëflante. Eumeu Sène daan ñaari yoon. waaw Eumeu Sène daan ñaari yoon mais Tapha Tine ñëw encore daan Bombardier mais kii amul combat te Tapha Tine daa mujj a jóge Pikine gis nga la mu fa def mook Boy Niang léegi Eumeu Sène na jël bu ba day fayul Boy Niang mu fayul ko bu fekkee leneen da cee amit leneen am ca.
mais gisoo Tapha Tine Ama Baldé gisoo Tapha Tine Lac de Guiers. lamb ji looloo ko yàq joxe revanche te lu war a leer ne fi amul sens ay revanche day fekk kenn amul adversaire bu taxaw mais adversaire bu taxaw bu amee revanche amul foofu. diggante mu Bombardier Tapha Tine. non boobu Bombardier da koo ruux Bombardier du ci mat li waxtaan yow xam nga li ma la yéen a ne ci terrain bi yéen ñu gën a xam lool du ci mat li waxtaan seetaanal Bombardier rek yi mu génn yëpp day wax lay aw na le ne la mu fa daj xam na ko takkusaanam boobu du ko fàtte. kon jàpp nga Eumeu Sène bu duggee ci Tapha Tine Bombardier dajoon dina ko daj. yaakaar naa mu daj lu raw lool de yaakaar naa mu daj lu gën a metti li Bombardier dajoon. taay nga dof du wér day tane. bu dajeeg Tapha Tine damay ragal mu wér jour boobu de wala mu continuer di dox ba faw Tapha Tine doomu Bawol bi Boy Niang am na fu mu jaar xam na am na lum ñam est-ce que net liwul Eumeu Sène moo tax Eumeu Sène waxul wax lu ci jëm sax. kon su ma la déggee daal yow fi ne nii combat Eumeu Sène Tapha Tine nga bëgg. waaw man de moom laa bëgg moom. di ci gënal moo gënal amateur yëpp moo gënal ñiy dund lam ñëpp di ñaanal Tapha Tine mu am ndam bu taxawee ne man nag ragal fës day xañe wërsëg man doomu bool laa man bool buy bëree dama koy ñaanal yàlla may ko ndam nde man comme may bëri ni may ñaanale bu ñuy bëree noonu laa leen di ñaanale di ñaanal soq lii dagg ko boo ko mënee envoyé nga envoyé soq bu Pikine maa ngi koy ñaanal yàlla mu am ndam lu leer nañ ci kaw Franc. soq mi bëree Franc yow lan ma sa yor. waaw loo gis daa am lu ko waral te man du maîtriser man bu ren dee déwén soq bu ren dee déwén damay àgg ci catégorie mais soq moom wax dëgg neex yàlla même ma àggoon ci moom it du ma bëreeg moom nde Mara moo tax ki yor mystique am kooku maa ko gënal sax lu ne sama làmb fii la nekk boo xoolee kere làmb ji moo soon liggéey jin bi xaalis bu bëri la ci def yóbbu ma ci ay mooy loolu moo tax soq moom dama koy ñaanal yàlla mu daan Franc jël bu. wax de yéen làmb ji wax ngeen ci am yéen wax ngeen am ci làmb ji wax. waa parcelle moom bu dee waxkat moom parcelle la buujoo xam nga ne fu Albouri nee Grand Médine te fa mbër nekk fële waxkat yooyu xam nga ne waxkat foofu la buujoo. seen diggante Franc moom nee na yéen wax ngeen ci am mais du bëre du doole du xeex du dara. en tout cas de Franc liggéey na doole soq ku xamoon soq bu njëkk xoolaat soq mii xam ne changement am na c'est que nag làmb kenn xamul mën nga joxe fa bëri nii ñëw leneen am mais daal soq liggéey lu tax mu daan Franc de Franc it liggéey lu tax mu daan soq te ñoom ñeen ñëpp ay ñaari ndaanaan lan kenn ku nekk ku ci seetaan ay combat yi moromam rek bu da nga ko war a nangul. seetu nga ci xeex. non day am mënu ci ñàkk mais mën naa am du bëri. du bëri sax man amul mën naa bañ a bëri du bëri. soq jàpp ngeen Franc jàpp ngeen. soq jàpp ngeen Franc jàpp ngeen dañuy jaayante doole te ëppante doole bi demewul noonu te soq day mbapat Franc day mbapat. dàq bëre. non dàq bëre gi soq boo seetaanee qualité am da nga naan moo dàq bëre Franc boo seetaanee qualité am da nga naan moo dàq bëre ne soq adversaire bu mu daan ak ni muy daanee kee du bokk waaw. ñoom ñaar kan mooy favori. ñu bëri man de joxe ma favori man ci aw guy gi mais ñu bëri dañ ne Franc la mais man moom 50-50 la quoi. 50-50 moom mënut a am nag. man de moom laa joxe te 50-50 yi sax damay ñaanal soq am ndam moom laa faral ci gàttal. waaw moom laa bëgg mu daan maamoon li ma gënal sax day dóor Franc mu daanu man moom laa koy ñaanal waaw moom laa koy ñaanal mu dóor Franc mu daanu loolu laa koy ñaanal maa ngi sant sama yumpaañ Njole Fay di sant sama nijaay Tafa di santaat encore sama benn mag Njole di sant sama yaay bu baax di sant sama grand yëpp ku ci mel ni Assane Faye ku ci mel ni Mbay Sewru Modou Zaliou Faye maa ngi leen di sant bu baax a baax a baax a baax a baax di santaat Awa Mbaye bu baax Awa Mbaye moom kooku mooy loolu mention spéciale maa ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax a baax